su jógee foofu noonu war a am lawyer jéem a uti fu muy dem uti yeneen sax du xam ñu si bëri duñ xam sax ne flag am na o naala am na o social welfare am na foo xam ne war nañ faa dem pour ñu dimbale leen so loola tax ñu gis ne dafa am solo torop pour ñu taxawal façon place bu mel ni nga xam ne coono boobu jigéen ñi bu daan dal jigéen ñi ñuy jógee ko béréb du dem béréb paas bi ak coono bi yëpp ñu génne ko si ñoom léegi benn place bi rek ngaa dem soo fa àggee rek ñu neñ meeg soo ne yëpp loo soxla di nga ko am si benn place lu gën a important si loolu mooy ne sa sutura bi dinañ la ko dencal because su fekkee ne yaa ngee dem si kii di dem si kële di dem si kële nit yëpp emuñ soo dangaa gis ne xëj na sa sutura bi dina génn si biti waaye su fekkee ne dem nga foofu nga xam ne si benn place bi yëpp fa nga koo fekka comme niñ ko waxee one stop center dangaa stop foofu rek everything loo bëgga rek ñu defal la ko incha allah soo ñu ngee ñaan jigéen ñi di ñaax jigéen ñi ak community members yi ñëpp ñu xam ne place bi mu ngi ak di Shelter for Children Bakoteh ku fa bëgg a dem jëlal taxi from Serekunda jógee Serekunda pour dem Bakoteh estate soo àggee si estate bi seen garage bi rek soo laajte Shelter for Children o dëkkuwaayu màgget yi soo ko laajte rek dinañ la ko joxañ soriwul dara den di nga waaxu dem foofu soo waxee sa soxla rek dinañ gis ne nit ñi dinañ la toppatoo lépp loo soxla yëpp di nga ko am foofu incha allah soo ma emaale fii nga ngum okay Hadi, you want to come in there? Well, I think Fallou wax na yëpp si affaire yi one stop center bi mainly li gën a important mooy woon affaire sutura bi because ñun sa in flag realize nañ ne di nga gis dina am time yoo xam ne yenn jigéen dinañ ñëw ñu def ay complain yi dañ dee am sensitivity bu bari sax so dang dee gis ne su ñëwee ñu wax ba pare xëy na sax di nga leen bëgg a refer somewhere because xëy na du legal matter dinañ rusa dem foofu waati pour explainaat li leen daal xëy na di nga leen bëgg a xam ne ok dama si lopitaan bi njëkka tamit nga ñëw pour ñoom loolu tam ñàkk sutura la parce que dinañ am pour demaat explain li leen daloon so moo tax one stop center bi dafa very important because dangaa ñëw foofu noonu ñu treat la police soo ko soxlee mën nañoo ñëw foofu jël sa statement bi legal advice bi soo ko soxlee flag dinañ seen benn membre mu ñëw fa ñu advice la so yëpp dafaa nekk si benn place so loolu la ñëpp toogoon ñu gis ne it's important pour ñu am loolu because fiñ toll nii di nga gis ne matters yu bari do they proceed in court ba finality because gars yi dañ dee ragal affaire yi stigma bi affaire yi shame bi because of nit ñi li leen dee gisee dañ leen a joxoon dina gis nga kii moo leen def lii kii la jëkkëram kii la te am na yeenay dafa war a am sutura so moo tax su ñëwee si one stop center bi dinañ fa am loolu ak advice bi ñu soxla yëpp na just ma yokka si loolu tuuti dama bëgg a nit yi xam rek ne soo gisee mbootaay yi yëpp taxaw government bi tam taxaw pour dimbale pour gis ne dimbale nañ jigéen ñi ak xale yi sakku xale jigéen ñi dañ gis ne du issue of comme mbiri jigéen ndax ñu bëri soo toogee di wax leen ñu ne ñu wati nañ de pour wax yëfi jigéen lii sa issue of development mbiri jëm kanami réew bi la mbiri pour gis ne képp doomu aadama boo xam ne yaa ngi eewoo fii si Gambia sa aaxa bu nga am aaxa boobu nga xam ne luwaa moo la ko jox yàlla moo la ko jox aaxa boobu ñu mutal ko si yow so loolu soo nekkut affaire yi comme affaire yi dañoo lii pour jigéen ñi au yooyu soo nekkut tam ne dañ taxawal place bi pour yaaxa sëy yi wala pour yaaxa mbokka gi ak yooyu noonu déedéet ndax su nekkoon ne loolu la nguur gi si boppam du taxaw pour gis ne place boobu taxaw na so ñu ngi ko def pour gis ne rek képp koo xam ne am nga tiis naxar am nga façon coono yooyu mu ngi laa dal te góor ñi suma mbokki góor yi dañ war a xam ne always suñ waxee façon yi na nga xelaat ne façon yi mun naa dal sa doom mun naa dal sa jabar mun naa dal sa yaay mun naa dal sa rakka bu góor oo bu jigéen soo du affaire yi comme ni yëfi jigéen la waaye pour affaire la pour ñun ñëpp ndax ñun ñëpp ñoo war a taxaw ndax su réew bi su fekkee ne genn wàlli réew bi muy jigéen ñi ñooñu dañ nekk ñoo xam ne am jëmuñ kanam dañ nekk ñoo xam ne dañ leen a toroxal da nga gis ne réew bi jëm kanamam tamit dafa wàcce comme ni luñ dee wax rek su fukki di suul fukka di suul duñ am pa
so su fekkee ne góor ñi rek ñoom lañ seen raay si ñoom lañ difee góor ñi rek ñoom lañ toppatoo góor ñi rek ñooy jàng góor ñi rek ñoo gis ne ñoom ñooy jëm kanam jigéen ñi des gannaaw suñu réew bi du dem kanam so loolu tax dafa am solo pour ñun ñëpp ñu jàppati muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw pour ñu gis ne bépp doom aadama boo xam ne mu ngi eewoo fii si Gambia sakku jigéen ñi ak xale yi jigéen ñi seen rights mooy seen aaxa yi jox nañ leen ko ba mut jërëjëf Fallou wax nga fi lu am solo maanaam taxawalu leen lii pour tas mbokka mbaa tas sëy foog naa loolu lu am solo la pour nit ñi mun a xam lana tax ngeen taxaw pour génne fitna tegi fitna bi tegu ci kaw jigéen ñi moo tax ñu taxawal one stop center bi ba tax na jigéen ñi ci seen boppa fi mu nekk ñoo war a farlu parce que maslaha syndrome bi nekk ci biir réew bi tax na ba pour daxa gender based violence bi mu nekk lu jafe parce que léegi-léegi nga jotee sa jëkkër dem police ñu ne diw de yóbbu na jëkkëram police loolu tax na ba jigéen yu bare ñu ngi toog ci seen biir kër yi di muñ métit lu biñ leen a teg Satan ñu ñëw ci yow nga wax tuuti ci affaire yi 16 days of activism bi programme si ngeen am line up for the day. Okay, just to say that this panel discussion is actually with the generous support of the UNFPA, the Gambia country office. And at the level of FLAG, some of the activities that we've been doing during the 16 days until to the 10 is that we've been raising a lot of awareness, especially in terms of gender-based violence. We've been having radio programs throughout the week, and this panel discussion also is part of our own contribution towards raising awareness on the menace of gender-based violence. And also, we'll be having school outreach, because at the end of the day as well, it's important that we also target children below the age of 18, because they're the future generation, and in terms of trying to change the socialization process, trying to change how young boys and young girls behave towards each other, they also need to be aware of how they're supposed to behave towards each other, as well as the laws and so. So we'll be having school outreach both in Banjul as well as in other parts of the greater Banjul area. And the other things that we'll also be having is we're also producing information, education and communication materials, IEC materials, in terms of posters, in terms of t-shirts, in terms of flyers and brochures, just to get people to be aware of gender-based violence in different forms and where you can get help, especially when there is violation in any form. And as they also highlighted on the 10th of December, which is International Human Rights Day, and which the network also under the auspices of the Steering Committee against Gender-Based Violence